ma jàpp ni luñ ma daan du dëgg du yoon ma appel ñu jël appel bi ne dañ may jugé appel bi moom bañ may woowee cour d'appel ba tey dañuy renvoi di renvoi lu tax ma dinaa ci wax parce que kilifa bu waxul dëgg wala kilifa bu wax dëgg bu dëppwul ak dëgg ku wax dëgg yàlla xaw ma nañ lay woowee ci wolof wante ci tubaab daal man tubaab moom ñun moom la ñu nam te damay bañ a wax bu ñagas wante ku fi toog nga ne yow Barthélémy Diaz depuis le 7 juillet xamoon na que le 10 novembre dañ koy woo tribunal wax boobu wax jooju dëppawul ak dëgg mooy lu tubaab di woowee mensonge yéen waa presse bi am ngeen internet yomb na vérifier am ngeen Google yomb na vérifier na ngeen dem ngeen tapé le 8 octobre 2020 ngeen xool le 8 octobre 2020 dañ maa renvoyé au 18 octobre 2020 ma ñëw 18 octobre 2020 juge bi bëggoon ko renvoyé ay décembre noonu ay janvier ma ne ko sëriñ bi mu ne ma naam ngeen may ma nag ma nuyu ko sargal ko mi ngi tudd Serigne Bara Gueye parce que may na ma lu ngeen xam ne ni mënoon na lank bañ ne du ma ko jox dama koy nag maa bëgg a woo ci mois de décembre de am feetu Noël man catholique la xam nga bëgg a woo jullit nga ne ko ëllëg mooy tabaski kooku daanaka da nga koy teg problème parce que yeneen problème lay am mu nangul ma ko ñuy waxu ay début janvier du ma ko fàtte parce que joxoon na date 8 janvier ma ne ko 8 janvier bi du ma arrangé parce que 8 janvier bi suma anniversaire u papa la te man suma kër daanaka ñun ay gourmet lañu ñun anniversaire ñun daanaka ñun moom daanaka dañuy ngénte rek di dem du ma sa jeex ñuy wax di wax mu ne ma ban date moo lay arrangé ma ne ko monsieur le juge ma ne ko man damay dem Canada ma yoroon suma ay këyit ak yëpp ma ne ko damay dem ci benn école bu ñuy woowee York University bu nekk Toronto suma inscription bi ñii damaa ngi dem defi benn master ma bëggoon nga meme ma dem ba mu pare suma master ma ñibbisi ba may dem sax ba may ñibbisi mi ngi tombé ak affaire Covid bi ngeen dem ngeen tapé internet le 5 mai 2021 dañu dem tribunal ñu toog tribunal le 5 mai 2021 ñëpp a ngi toog wante ñëpp bi man kese la ak papu xale bi amul benn nervi amul kenn kuy bàyyeeku ci parti bu fi nekkoon ci jamono boobu amul benn commanditaire man nekk fa nekk ñu nekk di wax ñu ne non dossier bi mënuñu ko àtte parce que fii nervi yi newuñu fi parti yëpp newuñu fi nañ ko dàq ñu nekkoon nañ ko dàq au 7 juillet 2021 ñëpp toog ci salle bi ñëpp d'accord le 7 juillet man le 7 juillet ma dem tribunal ma ñëw dugg toog 8h30 maa ngi toog ak Khalifa Sall ñu toog ba 10h kenn woowu ma 10h30 kenn woowu ma ne waaw lii nu mu demee nii 11h kenn woowu ma ma woo Demba Ciré Bathily maître Demba Ciré Bathily ma ne ko mais maître man de d'habitude dañ ma doon woo ay booru maximum 9h30 10h ñu wooñu mu ne ma xaaral ma dem seeti greffier bi mu dem seeti greffier bi nekkul seen dossier new fi ma gis Demba Ciré Bathily dem interpeller juge bi arrêté audience bi juge bi interpellé substitut du procureur bi mu ne ko waaw mais est-ce que dossier bi mi ngi fi substitut du procureur bi xool juge bi ne ko dossier bi kenn programmé wu ko tey kenn enrôlé wu ko ci rôle audience yi yow soo programmé wu la benn dossier naka nga ko mën a reporter à une date soi-disant qui correspond au 10 novembre c'est faux c'est archi faux et si vous insistez c'est un mensonge c'est tout parce que nag kilifa du fen parce que nag nous sommes dans une bataille d'opinion et trop c'est trop cette justice n'inspire aucune confiance à aucun citoyen dans ce pays à cause de votre comportement c'est un comportement qui est inadmissible, inacceptable et intolérable et je vous le dis vous êtes en train de jouer avec le feu ce pays en a marre dama ne ñu nekk tribunal dañu xoolaat seen taxawaay parce que nag dafa am ñu ciy bokk dañuy juum di jaawale ñu ci bëri dañuy jàppee seen bopp ay magistrat ñoom lu ñu jàpp mooy daanaka ñoom lu tubaab di wooye intouchable mooy ñoom kenn du leen laal dëkk bi nga nekk sëriñ
dinañ la laal nga nekk politicien dinañ la laal nga nekk homme d'affaires dinañ la laal nga nekk professeur agrégé dinañ la laal wante nga nekk magistrat kenn du la laal daanaka lépp lu fi am ci Sénégal ci ay magistrat ñoom duñ def benn ñaawteef ñoom duñu dëpp kees ñoom duñu signé ay faux papier ñoom duñ jël xaalis ñoom duñu xool jabaru jàmbur ñoom duñ def dara ñoom daal ñoom macha allah ñoom daal ñoom ay waliw lañu ñoom def ñu dara ma bëgg nag wax jooju teg ko ci suuf fii menace amu fii luñ fi woote tey mooy fulla ak fayda parce que nag lu ëpp tuuru mercredi le 10 novembre damaa fas yéene dem tribunal parce que dama nekk citoyen sénégalais te man maa sàkku ci justice ñu àtte ma mais biiralaat lu ma fi wax dama ne juge boobu bu ñëwee Serigne Bara Gueye maa ngi koy jaajëfee parce que man damay xool nit mën naa xamee di ràññee kon maa ngi koy jaajëfee wante ñu fa toogal état du Sénégal xam nañ seen bopp moo tax dama ne procureur boobu ñu koy woowee Serigne Diaby du noonu moom comme nee na day jël këyit gën a communiqué di wax ne ni que Barthélémy Diaz moo ko doon xam ne ni que day ñëw tribunal le 10 novembre waa bisimila maa ngi ñëw tribunal le 10 novembre yow nag bàyyi di jël ay substitut ne leen kaay leen toog yow kaay toog yow da ngay ñëw toog ma ñëw toog comme ne nag danga may àtte ma xam lan nga fiy àtte lan ngeen di fi àtte da ngeen toog ngeen ne man Barthélémy Diaz da ngeen di ma topp ndax lan damaa yoroon gànnaay te gànnaay boobu daanaka dama ko yor wante yoruma këyit pour yor gànnaay boobu te waxtu ju dëppwul ak dëgg yéen waa presse maa ngi sàkku ci yéen ngeen dem ci Google ngeen wut ci Google ngeen dem su leen neexee ci site internet bu ñuy wooyee parce que foofu laa ko jëlee ngeen jëlee ko ci këyit bi nii mooy këyitu bii moom dama ko jëlee ci leeral.net date bi mooy le 22 août 2011 kii mooy laata fusillade bi di am parce que fusillade mi ngi am décembre 2011 kii août 2011 la woon mi ngi nii le 22 août 2011 ngeen xool décision de la Cour suprême Ousmane Ngom moo fi nekkoon ministre de l'intérieur doon ma jaay doole jóg bés woo waa DST mooy direction de la sûreté du territoire moom benn mag bu baax moo fa newoon ñu koy woowee commissaire Abou Diop ñu ngi koy jox wàccuwaayam au passage mu woo leen ne leen Barthélémy Diaz bëggatuñu Barthélémy Diaz am këyit bu koy may sañ-sañ mu am feneen parce que ñoom dañu namoon ci man mooy luñ fi gisoon ci mbiru Talla Sylla wante nag comme ñoom dañu xamoon tamit kër bu bëri xaj ñu ne ah waa ji bu ñu mën a jot ci moom foog lépp lu mu yor ci ay gànnaay nañ ko jël ci moom ñu def lu ñu def waa DST ñu annulé suma permis de port d'arme man ma jël décision bi ma attaqué ko Cour suprême moo may dëkk Cour suprême ne Barthélémy Diaz bii di homme politique di opposant jël na fetalam fii ci benn armurerie na ngeen ko delloo permis de port d'arme pénal da ngay ne Barthélémy Diaz yow yaa def lii yaay indi preuve ne lii yaa ko def ni nga ko defee fii nga jaar bu def ko fetel bu ma fi jëndoon wax naa ko 9 millimètres la woon xam naa fu ma ko jëndee jox naa leen facture yi jox naa leen lépp demoon nañ sax ba bëgg sax tëj armurerie bi ndax jaay tamit doole fetel bi ba tey nii commissariat central ñu ngi sûreté urbaine